Leral TV International am mbir mu bees léegi lan ko jël seggi xibaar saytu ko door a jàllale amul ci kat morom bu leen di dendale fu mu mën a nekk lum sori ñu daal di dem jëli xibaar bi léegi def ko bëm Leral TV International abonné partagé tey aimé 23h40 ci mboolem bànqaas yu daaray Islam International ak Leral TV International xabaari réew mi guddik altine 20 avril 2026 salawatu rabbina wa salaamu alayhim wa ridwanullahi alayhim ajmain xabaar yooyu dañ koy tàmbalee ca Bignona di ca toftal yeneen i xabaar jërë ngeen jëf ci nitu geeg leerlu gi ci gilintuk Leral TV International xabaari guddi gi Bignona seen centre de santé ba daal ak jaaxle la ca askan wa am jamono yi yëpp la ko waral mooy médecin ba fa daan faj ay bët kooke daal dafa retraité dal di jóge ca liggéey ba booba ba léegi nag amuñu ku ko remplacer loola sabab nit ña seen gët ya bu amee jafe-jafe duñ am ku ko faj fi mu ne nii wala boog dañuy jangti ba Ziguinchor loolee nag maire ba di Aboubacrin Diatta ñu naa ko Bakary Diatta moom sàkku na ci nguur gi ñu indi fa nu mu gën a gaawe nag ab ophtalmologue koo xam ne daal dana mën a faj seen gët ya ndax daal askan wa fi mu ne nii nee na jafe-jafe bët yu métti la ñuy am te nag fi jamono toll daal nga bëgg a paas dem Ziguinchor aller retour boole ko say ordonnance ak say ticket nee na loolee daal day metti ak it sa yitte yi ngay dagg ak yoon wa ak nam mel loolee lépp daal tax na ñu bëgg ñu defaral leen seen soxla soosee ñu fajal leen ko te faj ga mooy indi fa keneen nu mu gën a gaaw moom sax daa jaaxle ba mujj wut ay partenaires espagnol am ay doomi Espagne ñu ñëw fa mu organiser ab journée fajum bëtum gratuite waaye nit ñi dañoo bari woon lool ba mbir ma sax mujjul mën a sot daal nañ ko bëggee dëgg-dëgg muy daal loo xam ne lu yërëm tërooti la yaakaar naa administration warees na koo tëralee noo xam ni kuy retraité bala ngaa dem kala yi wuutu sax war na faa mën a ñëw am faak yow xëy na weer wala ay fan ba gën a xam terrain bi gën a comprendre mbir yi nga xam ne booy dem fekk na mu nekk fa benn bis rek ab médecin waru ko ñàkk am ngir ñu naan ka fi nekkoon daa retraité keneen ñëwaatul ndax ku war a retraité xam nañ ko te toujours ñu bëgg liggéey a ngi fi ñoo xam ne jàng nañ métier mu ci mën di doon ci wàllu faj ak leneen lu mu mën di doon rek ba toog di xaar guddeeg bëccëg suba ngoon ku leen jël ngir yàlla ñu liggéey loolu rek la ñuy xaar kon yii yëpp rek day dellu ci Afrique ak ku melokaanam waaye nit retraité ñuy toog lu yàgg du am ko remplacer rawatina ci wàllu médecine ak faju ak wopp yi ni mu baree ak ni Sénégal yërëmtaloo yaakaar naa lii affaire caaxaan mënu ko romb waaye nag lii laa xër wa lii lépp du problème parce que ay nit a ngi tabax ay centre de santé wala ay poste de santé ci seen alal may ko réew mi mais danañ toog lu yàgg ku faj du fa am ñu koy wërwërloo poste de santé ba war a ànd ak maternité ba sëñ Mouhamadul Amin Bara Gaye social tabax ca Sànnoosi ba fi mu ne nii kuy faj demagu fa te ba mu pare yàgg na lool kon li ñu dal kenn xamul feebar la kenn xamul li ñu dal lan la li dal Sénégal moom amul aw tur man de xaw ma nu mu tudd ginnaaw loolu Sédhiou ca quartier Montagne Rouge ñoom day ndox mun naan lañ am jafe-jafe ñoom nee ñu daal ñoom donte ca biir dëkk booba lañ nekk ci biir taax lañ nekk waaye ca teen ba la ñuy rodde ndax nee ndox ma du xel wax na noo wax ba sonn loolu dañ nañ ko ci mais mënuñoo fexe ba amum ndox root daal lan ni moom la ñuy def ba fi mu ne nii daal yenn dëkki kaw yi amagul ay robinet ñoom ñoo yem teg jukki la ñuy def jukki te biir Sédhiou lañ dëkk de ca quartier Montagne Rouge jar na rouge de lii bu doon ab football day jar nañu rouge éducation G7 am na ci seen gaaya ñuy déconné décisionnaire ya
ñoom d'accord ca la am affaire caaxaan daal lan ni ñoom moom lañ ko jàppe parce que dañ ni nan ngay grève bu yàgg-yàgg di ko bàyyi ndax ay dige nee nan tous nguur gi defu ko ca la mu waxoon dige rek la defaat ne leen len li jeexitalu at mii côté décembre ci at mii ñu nekk la ca des mu ne leen jeexitalu atum 2027 maanaam décembre daanaka 2027 nee na bu dee lii ñoom nag nee nañ bu dee lii rek la lu doon grève boo xam ne yow mboolem la nga doon sàkku amul leen loo ca am lépp dañ la ko digaat te dañ laa digoon defuñu ko ba tax ngay xataraayu ñu ñëwaat encore fexe ba nga bàyyi sab grève ci ay diggawaat loolu daal di te ñoom nee na sax ñoom seenu wàll nag ñoom gars yi sax dañ ko jéemata lijjanti far yeneen mbir lañ lijjanti waaye seen côté ñoom bokku ca moo tax daal ñoom ñaawlu nañ mbir ma am na ñeneen nit ñoo xam ne ñoom it ñaawlu nañ ko bay xupp sax ni boo moytuwul BFM ya ñoom nga ñi seen daal ndax ñoom it nee nañ gars yi nii ñu defee affaire yi jaaduwul dafa mel daal dan Seydina Omar si daal lam xam ne mooy dafa mel ni gars yi dañoo xoole côté ba leen arrangé ba mu lijjanti ko rek nu bàyyi affaire ya mu jeex ñoom nag nee nañ loolu ànd na ca tey ànd na ca ëllëg te àll bu niw nan la G7 def département de Nioro de ñoom ñu ngay wangoongal ni daal dañuy defi pexe ngir coalition Diomaye président man faa mus dara nee ñu département bépp daal lañ ko bëgg a waabale yaatal ko fa loolu daal lan wax ndax nee ñu daal xool nañ mbir ma setantal ko càmbar ko mais daal lan gis mooy bëgg nañ daal man ko faa yaatal ndax nee ñu président daal ku jar a jàppale la loolu daal la ñu xamle ñeneen ñu xamle lu na mel ca Louga la ñoom it amaloon nañ am ndaje ngir daal ni dañoo bëgg a sànni lawta ni coalition Diomaye président mu mën a teqatal askan wa ba daal biif leen xëcc leen ñoddi leen yóotu leen man leen dugal ca seen kuréelu coalition googee moo tax daal ñu ne ñoom fas yéene nañoo topp département bi duñ bàyyi fenn wax leen yéenay président ci réew mi ak daal lim ci tàmbaleeg nam nar a mujjee ak moom bu fekkee jàppale leen ko loolu daal lañ ni moom lañ bëgg ñoom it waa coalition Diomaye président ba nekk ca région bu Louga. Sénégal jawwam ji daal dafa mel ni fi mu ne nii daal amul wenn melokaan ndax daal waxtu yi dëkk yoo xam dañ daan tàng ba jéggi dayoo fi mu ne nii daal bu dee guddi gi sax dañuy xaw a sedd daal la ñuy jege maanaam du doon ab sedd waaye xaw daal mën nga koo tuddee fu ca mel ni Louga te Louga sax dara ko koy gën a def te pourtant heure yi da daan tàng fi mu ne daal affaire bi kii na bëccëg gi daal mën naa xaw a kii mais guddi gi moom yëf ya day féex loolu nag doon loo xam ne fi mu ne nii nit ñi daal ñu bari comprendre luñ ko ndax daal dañ ne heure yi affaire ba da daan tàng jër. Forum international pour la paix wubbi nan ndaje ma tey jii ca Dakar président Faye moo ko jiite woon ay naataangoom bu gànnaar ak bu Sierra Leone daal seere ko muy daal mbir moom wax na fa ni daal Afrique nag jot na sëkk daal moo dem ak jubbu boppam bañ daal déglu kenn maanaam fitteru daal di tëtalu ni xattartiku daal bañ a faale kenn bañ a déglu ku naan ko lii wala laa nee na jàmmi Afrique it Afrique na ko jéem a seeral boppam jéem a seddal pexe moom ca def parce que it waruñoo nangu nu ne daal force su gaay nooy ñëw lijjanti nu lu ko mooy nun nuy xeexoo ak àll bonni woon nente loolee tamit daal ñaawlu na ko ni daal jàmm ci lees war a dox waxte ngir daal mu mën a jëm ca kanam. Touba day tëliya ya ca yàqu bari na lool biir dëkk ba daal tëliya ponk li ba fari kàmb lañ def ay kàmb ak i pax yu rëy ak i toj-toj loolee daal moo fa bari dem baag dikk ba nag loola naqaril na ko nawet nag lay gën a naqariwaatoo rawat na ca bàyyi maye di sere de fas yaa mbaam ya tëliya daal ya ca baax ca biir dëkk ba bariwul tëliya yàgg nan màggan nan ñu ngay yàqaatoo askan wa nag ñu bari daal ñu ngi koy jàmbat assainissement ba waxee noppi bu nawet bi ñëwee nag ñoom ñaar ñu ànd dem baag dikk ba jafe lool muy daal aw gangal wu am foofee ca tëli Touba ya li ci internet bi ñaawteef yi daal a ngi wéy ay wëndëng di wax daal wax yoo xam ne kenn xamul waxi lan la kii lim wax yàlla waajuri ki yàlla yónni moom it gis nga ñëw na kii moom moo sax gën a xama di far ñu njëkk ña muy daal waxi yéefar yi wëndëng nguuru su wahabi su yées daal moom it mi ngi nii
déglu leen ko li nga xam ne moom lay wax ca waajur ki yàlla yónni kii ñi ci daan wax sax moom ñoo tane kii moom dafa mel ni moom koo xam dafa naan kaani waaye nu bon nii tamit la ko Omar Sall waxe woon de ñoom ñaar ñoo yem teg kii sax booy seen moo tane Omar Sall moom waaye kii sax mënta tane kenn moom kii moom daanaka Omar Sall sax ko tane mbaa daal ñu yem ndax na ko Omar waxe woon la muy bon kii boo moytuwul moom ñëpp a ko tane ñu déglu ko kon moom wëndëng wile. après yonent bi gën di bindeef laa yonent bi gën di bindeef ñëpp jaww ji islam ñëpp safar lañ jëm. astafurlah astafurlah la ilaha illallah astafurlah. Ibra Fall li moo gën a bon li ngeen wax ci yéen dama ne léegi yàlla nee na du mbugal nit te yónnee wut après yonent bi gën di bindeef laa yonent bi gën di bindeef ñëpp jaww ji islam ñëpp safar lañ jëm. astafurlah astafurlah la ilaha illallah astafurlah. Ibra Fall li moo gën a bon li ngeen wax ci yéen dama ne léegi yàlla nee na du mbugal nit te yónnee wut ci moom yeneen. waaw yooyu waaw dañuy déglu yooyu ma laaj dañuy bul tëj micro bi. ñu ngi si da ngay wedd aaya boobu wala da nga koy gëm. ma ko wedd dama koy saxal déglu. bismillah. yaay yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam gën di bindeef. ma ngi fan. ma nga safara. bàyyi yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ma ngi fan. ma nga safara képp ku dee si ñaa ko julli. kon gis ngeen ko noonu kon daal Sénégal nit ña ñenn ca ñoom seenu mbon àgg na ci ki yàlla yónni ci boppam ay waajuram dañ leen di wax ju ñaaw ak di leen askanale lu ñaaw kon xanaa war ngeen a xam ne kun waxati lu bon wala lu ñaaw wërte bett kenn ndax ki yàlla yónni ndegam moom leen épargné wul bay wax ay waajuram wax yu bon yii kon keneen kun ko waxati wërte bett kenn lii lépp nag li ko waral mooy ñàkk a tënku ci lislaam politiciens yi daal ñoom xanaa ña faluwul moom ku leen saagee ndey ki bàyyi fayu rek lan man wala ñu yóbbu la ci yoon mais bu dee ña falu ku leen saagee ndey ki bàyyi ñu jàpp la tëj la kaso mais am maa nag ki yàlla yónne alayhi salaatu wasalaam ay waajuram ñu koy wax lii xam ngeen ni kii wax lii day ñi ma wut a nekk ci biir réew mi di wax lii waajuri président bi buñ làqoon ñi ma leen ko wax même bu ñuy dund ñi ma wut ni buñ faatoo sawara lan jëm loolu ñi ma ko de waaye mi ngi koy wax ki yàlla yónni kon politiciens yi moom li leen ñor ñoom ñu ngi ci bis bu seen ma wax leen li leen ñor daal mooy seeni affaire ñoom loolu daal moo leen ñor ku leen tudd daal moom wax leen lu leen neexul ñu autosaisir mais bu dee sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yeeg alquran ak kaaba gaag magi diine yeeg lépp moom ñoom dañuy toog di seetaan bu nit ñi porté plainte ñu jéem ca dara bu nit ñi bàyyee mu sedd seen yoon nekku ci mën nañoo autosaisir ngir ay politiciens mais mënuñoo autosaisir ngir ki yàlla yónni salawaatullaahi wa taslimaatu alayhi loolu musiba gënu ko rëy kon bu amee ñu musiba dal dëgg mooy ñun ndax am réew moom buñ fay wax sallallahu alayhi wa sallam wax ju ñaaw di ko wax saxaabaam ya di ko wax wàlli ya réew moom ma ngi ci risque alku de ndax ak mbon moom foofu la yem maanaam njobbaxtalug mbon ca lañ ni sëcc taxaw ñun maanaam fa mbon mën a yem moom mooy di wax lii sallallahu alayhi wa sallam ak i waajuram te lii lu leer nañ la kenn ñi moo ko weddi kon nag dafa mel ni li wolof naan ku repp ci xare loo jiin xeeb ko loolu dafa mel ni moo ñu dal fi mu ne nii moo tax dara safatuñu fi mu ne nii Sénégal loo mën a wax koo mën a saaga ñu bari sax duñ ko garaawal parce que xas nañu tàmmal lii ba nga xam ni nit ñi pour ñoom dara garaawatul ki yàlla yónni mën nañ ko wax nii sallallahu alayhi wasallam lii laa nangam rek mais dara duñ jooy ngir dañ koo saaga duñ jooy ngir dañ koo xas duñ xeex ngir dañ koo xas duñ ñaxtu ngir dañ koo xas loolu lépp suñu yoon nekk ci te képp ku ñuy défendre ci kaw suuf défendre sallallahu alayhi wasallam moo gën a yey moo gën a jaadu fuuf buñ ko défendreul keneen ku ñu défendre ci ak caytaane képp lañ ko teg mais képp ku ñuy défendre rek moo la gën a yey ñu défendre la ñàkk défendre sallallahu alayhi wasallam défendre keneen moom ak caytaane képp la amul weneen turum tudd ak caytaane képp la caytaane rek caytaane ak ay jéem a daanuy gàngri ci yeneen mais ku mën a muñ ñu koy wax lu ñaaw war ngaa mën a muñ ñu wax lu ñaaw ku man di doon ndax jàpp naa ne saaga waa àdduna bépp téeméeri milliards yi junniy saaga mu loolu li muy garaaw moo tax ne saaga sallallahu alayhi wasallam benn yoon monde bépp laa la wax de
nga saaga leen téeméeri milliards yi junniy saaga ñii dund ak ñi faatu tout loolu li muy garaaw moo tax ne nga saaga sallallahu alayhi wasallam benn yoon parce que nim ñu gëni moo ñaaw moo jéggi dayo amul ku ko mën a mesurer ci àdduna dajaleel ñëpp jal leen tur wu ne tudde leen ko loo leen naw ni sallallahu alayhi wasallam gën a ñëpp dafa jéggi dayo loolu aw làmmiñ moo ko mën a wax ci gàttal kon nag ñun Sénégal jërët lu ñuy jéem a défendre kenn comme suñu yonent nit ñaa ngi koy wax lu leen neex di ko wax ay waajuram di ko waxi saxaabaam ñu ne cell jërët lu ñuy jéem a défendre kenn laa wax kenn loolu mooy li am loolu nag ku ko ñaawlu wala àndoo ci loolu suñu yoon nekkut ñun daal leen wax lan wax léegi Macky Sall ak gaayam moom ñu dem ci président a-t-il donné l'ordre à qui que ce soit donné? Macky Sall kon kenn Nations Unies sont là. Les gens ils savent ce qui s'est passé. Les gens ont voulu, profitant d'une situation particulière, utiliser la violence pour arriver au pouvoir. Ce que je ne pouvais pas accepter en tant que président de la République, parce que j'ai prêté serment de défendre les institutions de la République, de défendre la démocratie. Et l'État a l'obligation de défendre ses citoyens dans tous les pays du monde. Malgré la violence, on a attaqué, brûlé des maisons de citoyens. On a ciblé des organes de presse, de journalistes, qu'on a saccagés. On a menacé des juges. On a menacé des hommes politiques, ministres. On a détruit leurs maisons, brûlé. On a détruit les chantiers du train express régional, les chantiers du bus transit rapide. On a brûlé l'université de Dakar, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des actions terroristes sur des cars de transport public où des personnes sont décédées dans le transport public. Donc voilà la situation qui était en jeu et où la survie de la République était engagée. Et l'État du Sénégal a fait face à cette violence, a ramené la paix et la justice s'est prononcée. La justice s'est prononcée et tous ces dossiers sont entre les mains de la justice. Moi, je ne suis plus président, mais il y a eu maintenant une volonté d'apaisement. Parce que j'ai dit, moi, je ne suis pas candidat, mais je ne veux pas laisser non plus derrière un pays détruit. Donc, il faut s'élever, il faut pouvoir pardonner. C'est ça le sens de l'amnistie qui a été votée contre la volonté de mon camp. Mais j'ai agi comme chef d'État en regardant seulement la volonté du pays. Quel était l'intérêt du Sénégal? Ce n'était pas certainement de laisser des gens en prison, de laisser un pays en feu et de partir. L'intérêt du Sénégal, en tout cas pour le leader que j'étais, c'était de voter une loi de pardon qui est la loi d'amnistie, qui a permis d'effacer tout ce qui s'est passé, de libérer tous ceux qui étaient en prison. Ils ont participé aux élections et ils ont gagné démocratiquement. Ils ont gagné démocratiquement, donc c'était le choix et la volonté des Sénégalais de leur donner le pouvoir. Et ça, j'ai dit, c'est la voie royale, c'est le peuple qui donne. Ce n'est pas par la rue qu'on va acquérir le pouvoir. Et le Sénégal a montré la solidité de ses institutions. Et la démocratie et le modèle sénégalais a prévalu. Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il est libre à ceux qui ont l'exercice du pouvoir. Si les gens veulent revenir sur les événements, il y a des moyens, il faut abroger la loi d'amnistie. En ce moment, les dossiers ressortent. On saura qui a fait quoi. Mais on ne peut pas accuser le président de la République qui est au sommet de la pyramide, qui a défendu la République, de dire qu'il est responsable de marche. De quelle marche il est responsable? Le président a-t-il donné l'ordre à qui que ce soit d'aller tuer des jeunes? Donc c'est un récit qui est contraire à la réalité. Il est totalement en déphasage. kon mi ngi noonu président Macky Sall daal li mu wax ci wolof ci tënk nee na dafa am ay nit yu doon profité ci ay situation yu particulière pour daal indi woon ay fitna ak taal réew mi ngir mën a accéder ci pouvoir bi maanaam mën a falu loolu moo leen jaraloon nee na ñoom ñooñu muy wax ñu doon def ay looxo daal bëggoon a salfaañi réew mi nee na taal nan ay
mbir yoo xam ne nguur gee ko moom lu ca mel ni BRT ay liggéey yuñ fa defoon taaloon ay liggéey yoo xam ni terre bi moo ko moom taaloon université taaloon ay këri jàmbur doon xupp ay juge doon xuppi ministre nee na sax acte terrorisme sax defoon nañ ko ci benn car daal mooy ban sànni woon cocktail molotov ba lay wax ba nit faatu ca nee na njiitum réew nag nan la mën a seetaane nan lay mën a seetaane ñuy def loolu ci am réew muy seetaan nee na moom responsabilité am en tant que président de la république moom la jëloon pour def daal la nga xam ne moom la war a def muy taxaw pour défendre république bi ndax nee na daal dañ koo fal pour mu aar réew mi ak askan wi kon nag du bàyyi daal kenn di ko salfaañe nee na nag ñay wax naan moom mooy responsable ci faatu ay nit loolu daal da ko weddi moom sànni ni amul nee na président amul kenn ku mu wax ni ko na rey kenn li président def daal mooy li mu war a def muy garanter kaaraangeel réew mi ak waa réew mi loolu daal bokk na ci lim xamle nee na nag ci bi muy jeexal nee na daanaka daal fi mu ne wax ji moom jërul muy bari nee na moom dafa jëloon volonté donte moom doonul woon candidat waaye bëggul woon a bàyyi réew mi ci ay jafe-jafe ak i fitna loolu moo tax mu jëloon responsabilité am pour loi d'amnistie ñu voté ko ci assemblée donte kaamam di ña farang moom ñu bari ca ñoom sax àndulu ca woon doon ca xataraayu ko xatarti ko daal waaye terewul moom da koo def ngir jëmmi réew mi ñu def loi d'amnistie tax ñi nekkoon kaso ñëpp génn ba sax ñoom ña nekkoon kaso ñu gagné élection yi démocratiquement baamtu na ko ñaari yoon nee na kon moom daal la mu waroon def rek mooy la nga xam ne moom la def nee na nag léegi ci gàttal bu fekkee ni kay mbir ma dañoo bëgg mu leer dossier yëpp mi ngi ci yoon loi d'amnistie ba mu defoon nañ ko abrogé maanaam nañ ko dindi buñ ko dindee dem justice yoon toppaat mbir yi ñu saytu ko kenn par kenn ku nekk ñu xam lan nga defoon wax ji jeex loolu daal mooy li nga xam ne moom la jeexale ay kàddoom kon daal dafa mel ni sóoru na gaa yi ni daal buñ ñemee nañ dindi loi d'amnistie ba bu ko defee waa yoon yaakaar naa tribunaux yi ñu ngi fi gaa yëpp a ngi fi nee na affaire yi lépp a ngi ci yoon bu ko defee nu topp ko ku nekk nu xool yow la nga ca waxoon lu mu ak la nga ci jëfoon lu mu kon daal loolu la wax moom président Macky Sall lii mu wax ko tey ba muy dajeeg ay société civile foofee ca Nations Unies mu ngi leen di gërëm jaa ngeen jëf. Leeraltu TV International am mbir mu bees léegi lan ko jël seggi xibaar saytu ko door a jàllale amul ci kat moroom bu leen di dendale fu mu mën a nekk lum sori ñu daal di dem jëli xibaar bi léegi def ko bëm Leeraltu TV International abonné partagé tey aimé